dem ba gëlëm xamuloo foo jëm nga woo ko waxtaan ak moom ci ruq ni ko bul defe noonu defel nii ñu xam ni lu ma mën a dal du jikko jamono la te nag nit day toll foo xamee ni day xam ni la mu daan man di ko def di ko teewe weer ak genn wàll ngi ni fanaanu mu ngi gis weer ak genn wàll te ku ne xam nga ni su ma sañoon semaine bu nekk ma fanaan ngi gis te mënuma ko la ma ko tey def nag féeg wàccuma te ñaanuma yàlla mu wàcc ma ndax dama bëgg li ngeen bëgg ma defal leen ko jaar ko ci président Macky Sall mu defal leen kon kay li ci des mooy ñaanal ma yàlla ma ànd ak wér tal ko yàlla guddal fan wi te yéen itam ngeen di ma muñal ma leen di muñal waaye nag muñalante bi bu mu jéggi farata bu farata jotee rek wax leen ma ñëw taxaw parce que réew mi Kajoor gi ak borom xel yi ko dëkkee ak li ñuy lijjanti nga xam ne ñoo koy lijjanti seen bopp projet bii ñuy wax projet UEMOA biñ koy wax Serigne Moustapha Ndiaye moo ñëw ànd ak man wax ma ko kon ñoom am nañu ay réseau yu mën a tax ñu doxal sax ay mbir ba buñ ca sottee bu waree sottee rek la ñuy ñëw ni la mi ngi ni kon nag na ko ñëpp toppatoo bu leen xool tool yi xool leen ñetti forage yi ñu fiy def nga xamee bu ñu ko defee ndox day baawaan te dootul manqué ci réew mi loolu moo solo tool bi mën ngaa xëy tëj ko ni tool bi doxatul waaye nag forage bi feeg mi ngi fi château d'eau yi nekk fi nit ñi di ci naan jur gi di ci naan te ku bëgg a bay ci loolu moo am solo kon nañ ko topp man nag dama bëgg su may ñëw ci samay mbokk ma leen di indil ay xéewal ndax bu ma demoon toog weer ak genn wàll kenn gisuma ñu naan waa ay weru ci lu mu ne te bu ma ñëwee du ma indi sëriñ du baax sëriñ bi sëñ ko sa doon wax de leen wax ci yoon yi de incha allah dinañu wax ci yoon yi dinañu wax ci yoon yi dinañu wax ci courant bi dinañu wax fi ñu ko war a yokk waaye na ñëpp jàpp ni matériel bi ñu ngi ko teg ci bateau mi ngi ñëw mënuma leen wax kañ lay ñëw mais bu ñëwee dinañu defar courant waa Baxdaas dinañu defar courant waa Ñanjar Mbaxa waa Ñanjar Samba waa Kuré Mbatar waa Këleen waa Ndawen waa Dalax waa Loyen Ñokk waa Daaru Salaam waa Loyen Mbaar amul wen li ci des yëpp mi ngi ñëw il faut ñu phasé ko su ko defee ñu ne lii ñëw na la ca des mi ngi ñëw ci extension de réseau yi mooy yokk courant ci dëkk yi nga xam ne dañu amoon courant ba pare te courant ba matatul nit ñi liñ ci war a def tam dinañ ko def parce que marché boobu signé nañ ko joxe nañ ko dinañ ko yokk ci Mérina dañ ko yokk ci Kell dañ ko yokk ci Gàtteej dañ ko yokk ci Ngajaga Ngajaga ñi ngi naan sax dina dem ba Arbel kon xam nga loolu yokkute la su ko defee nag hôpitaux yeeg route yeeg yooyu yëpp ñu ànd ci di ko wuti fi ñu ko war a waxtaane ñu koy waxtaane mais li ñu mën a wax mooy lancer dañu marché pour defar le stade municipal de Mérina Dakhar kon incha allahu rabbi Mérina Dakhar nañ fi def ay tribune ci stade bi pour réaliser ko AGETIP moo koy réaliser bu ñu attribuer marché bi rek ñu commencé di ko liggéey dinañu def tam benn foyer polyvalent maison des jeunes à Kell parce que xam ngeen ni mu demee il faut que may répartir su ko defee Kell nañu am ñoom benn maison des jeunes maison polyvalente boo xam ne dañ ko fa def pour xale yi ak ndaw ñi ak jigéen ñi di ci mën a nekk di ci yëngatu loolu tam nañ ko def incha allah loolu nag ay programme la yoo xam ne programme mu Macky Sall la parce que Macky Sall moo def programme boo xam ne daf ko tuddee PUDC programme d'urgence de développement communautaire boo xamee dafa ni man li ma bëgg mooy li am ci taax yi ma fexe ba mu ñëw ci àll bi parce que diggante bi seen diggante dafa am rupture boo xamee ni dootuñu xam dafa am écart bu yaatu boo xamee ni rëy na rëyaay boo xamee il faut que écart boobu ma wàññi ko mooy fexe ba nit ki bu nekkee ci biir réew mi war a mën a am li nga xamee ni nit ki bu nekkee Dakar war na ko mën a am te loolu dafa normal mooy mu am yoon
am courant am ay machines yoo xam ne mën na koo wale am ay jumtukaay am ndox mu doy loolu dafa nekk farata am tam bërëb yoo xam ne bu feebaree mën fa faju loolu dafa nekk farata bi ci topp mooy centre de poste de santé yaa ngi koy wax mais am nañu poste de santé boo xam ne incha allah dinañ ko tabax du yàgg sax ki koy tabax mooy ñiy defar autoroute Ila Touba ñoom ñoo ko war a réaliser damay bañ a wax fii fan lañ koy def parce que dafa may indil coow rek mais dinañ ko defar fa mu baaxee Baye Omar Diop ba lañ koy defar dinaa ñëw nii la fii la bu soob yàlla bu ñuy sotti xeer yeeg ciment beeg yooyu nga xam ne fii lañ koy defee parce que yooyu yaay président de l'association des chefs de village de la commune de Mérina Dakhar kon war nañu jàpp engagement bu ñu jëloon ak yéen nag ci campagne électorale bii législative dem ci dëkk wax ko muy Koul muy Mewaat muy Pekes muy Mérina Dakhar jàpp leen ni engagement bu ma ci jëloon naa ko def kooku moom na ko ñëpp jàpp fu ma taxawoon ñu wax ma fii dañu soxla benn morgue ci jumaa ji jàpp leen ni la ma cee war a def teg naa ko ci bërëb léegi li ci def mooy organiser ñooña pour ñu ñëw ci man pour ma jox leen ko pour ñu dem réaliser ko loolu samay engagement personnel la lu ma ci jëlaloon sama bopp naa ko def léegi nag yàlla may na ma wax dëgg yàlla dinaa fekke bon dinaa fekke bu ma fekkee nag dinaa am yu ma mën a faj yoo xam ne dootul man président Macky Sall la moo koy def ak gouvernement ak premier ministre am ma joytu te bu ma joytoo dinañu xam ni man lii ñëw ci man du tag lu ñëw ci man dina egsi ci yéen kooku mooy engagement bi ma am ak yéen yi ci des yëpp xam naa ko nag mooy extension ndox yi yoo xam ne dafa ñëw ba ci benn dëkk te fekk bokkuñu commune boo jëlee par exemple Kouré yi nga xamee ni ndox bi dafa jéggi te egsiwul dinaa joxe ndigal ñu defar ko pour mu mën a yegg ci yéen parce que ñàkk a bokk ay commune du tey ñuy dimbalante comme nag man nday ji seex laa bëgg a tëddee je tiens à ce que lu ma mën pour defar ko pour benn commune dinaa ko def pour commune boobu parce que li am solo mooy que les populations li ñu soxla muy seen bëgg-bëgg les besoins qu'ils ont qu'on trouve le moyen de réaliser ces besoins c'est ça qui est important te loolu incha allah dinañ ci taxaw Alaaji Pape ak mbooloo mi pour remercier le bon Dieu mais remercier le président Macky Sall pour la confiance qu'il a placée à ma personne en me nommant président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle, le groupe Benno Bokk Yakaar. Je voudrais, devant mes parents du Kayor, lui exprimer toute ma gratitude et lui dire que j'exercerai la mission qu'il m'a confiée avec dévouement, avec loyauté et avec efficacité, pour qu'à la fin de notre mandat et au bout de la 13e législature, que notre législature soit inscrite en lettres d'or dans les annales de l'Assemblée nationale du Sénégal. Je le ferai en étant un homme ouvert, prêt à dialoguer, parce que nous sommes avant tout des députés du peuple sénégalais, mais nous sommes aussi des députés qui appartenons à une majorité qui est adossée à un exécutif. Et cet exécutif-là déroule un programme gouvernemental qui est le programme du chef de la nation, le président Macky Sall. Et je voudrais dire donc que, et je prends l'engagement devant vous, parce qu'un engagement que je prends devant les populations du Cayor est un engagement qui me va droit au cœur, et tout le monde sait que j'ai une relation fusionnelle avec les populations du Cayor. Donc je m'exercerai à le faire. li ma wax léegi ci tubaab moom lay tëgg sant yàlla julli ci yonent bi sant président Macky Sall wax ko yaakaar bi mu am ci man ba dénk ma lii mu ma dénk te mu loo xame ni koo wóoluwul doo ko dénk maa ngi ñaan yàlla teel ko
ci ni mu gënee ba bu ñu demee ba ca cëppaandaw ga mu xam ne amul kenn ku ko mënoon téye lu ëpp li ma ko téye la maa ngi koy wax ni ko lii mënoon naa toog Dakar wax ko mais damaa ñëw ba ci samay mbokk muy yéen ñii ma waxe ko ci yéen parce que bu may wax ci yéen ma dëkk ci yéen ngeen meññ ma màgge ci yéen xam ngeen lu ma leen wax dëgg la kon nag Macky Sall bu déggee lii dina xam ni li ma waxe ko fii xam nañ dëgg la kon dinaa ko waxe noonu kon nag na ñëpp jàpp ni li ma war a taxawee mooy fexe bay dox suba ak ngoon guddi ak bëccëg pour di faj soxlay Kajoor ci loolu lay dox bu ma kenn nag yamaleeti ci mairie Ndakaaru ay mairie national la ay mairie national nag bàyyi nag ci sëy woom naa tàmbalee Mérina jaar Koul jaar Ngaay jaar Pire gu Rëy dem ba Cilmaxa dem géej jaar Taïba Ndiaye ci suma xarit alilo wëndeelu dem Mboro fu mu war a dem ma def waaye c'est la nation moom la ñuy liggéeyal parce que nous sommes des députés du peuple député na boo xasee nekk rek député du peuple waaye nag député du peuple boobu li ñu koy fal ci programme président Macky Sall la ñu ko fale kon nag ñun dañu war a ànd ak moom jàppale ko liggéeyal ko ba bu ñu demee 2019 kanam yi ma gis fii yëpp ñëw ànd ak man ñu falaat ko dès le premier tour à l'intérieur parce que loolu mooy wax ci parce que li ñu bëgg bu ñu ko bëggee def mënuma koo def ci benn at ak genn wàll li ma ci doyal mooy ma def ko juróomi at bu ëllëgee en 2024 fu président Macky Sall joxoñ ma joxoñ ñu ànd wuti ba lépp yegg parce que bu gàttee rek du baax alors wël du fëri mu ndaw gis naa ko mais na xam ni dëkkam day am courant dina am yoon waaw mooy sama dëkk bële nga xam ne sama dëkku maam la muy Kër Jaaje alors ma leen di wax ni tam projet bi ñu am ak italien yi signé nañ ko ba pare incha allahu rabbi defe naa ni ñi ngi yónnee matériel bi su ñëwee rek dinaa gis sama grand frère ba Alaaji Bàcci Ñang au passage maa ngi koy nuyu di ko ziare pour mu génne ko naka jekk moo koy génne ma jox ko këyit yi mu génne ko ñu ñëw bi yoon nag dañu ne dinañ defar juróomi forage maa ngi ñaan nit ñi nag fu ñu ko def nañu am fullay téye ko di ci liggéey pour di ci am koom-koom parce que liggéey ba pare muy taxawaalu wala nga ñëw fekk fa liggéeyewuñ ko kooku nag dafay nekk loo xam ne dafay des ci ñun juróomi forage dinañ ko def incha allah d'ici le mois de février pour que jigéen ñi ak xale yi di ci bay kon incha allah ni ñu koy taxawal te loolu yëpp ci programme mu kii la ne projet bi nga xam ne mooy projet bi ma wax naa ko léegi def nañu léegi relevé yi topographie yi jox nañ ma yëpp dinaa leen defal attestation yi su ko defee ñu commencé indi forage yi ñu defar ko ñetti forage la bu nekk ànd naag château d'eau ak benn périmètre de 50 hectares périmètre bi fu ñu juboo ba ni fii lañ koy def ñoom nee nañu fii la baax ñu def ko fa bu ëllëgee tam ku am ndox boo bëggee def sa toolu wanag nga def sa toolu wanag mais loolu ëpp naa caaxaane nañ ko toppatoo ba lépp ñëw parce que 1,5 milliard la te yow moo xaalis baa ngi fi ajouté bi moo koy defar kon nag liggéey bi li ñu ci waroon def yëpp def nañ ko lépp mi ngi suma kay samay sac dinaa ko signé jox leen ko ñu ñëw tàmbali liggéey bi loolu tam maa ngi leen ko wax courant bi nag ku jotagul nga muñ mais mi ngi ñëw dégg na ñu ma wax dalax mais xam nga dëkk boo koy wax da ngay wax benn dëkk parce que da nga xam ni bu courant ñëwee dalax dina laal ceeb dina laal tibar dina laal ñaxa waaye nag da ngay mën a tudd benn dëkk bu ñëwee ba ñu def ko nag nga jéem a nag négocier ni fii daal 50 mètres la fii 100 mètres la fii 200 mètres la bu ko defee dina yomb di nga ko mën a dugal sax ci programme extension ñu defal la ko kon nag bu ma tuddee benn dëkk ña bootu cam dëkk ba yëpp nañoo xam ni yëf ya dina yegg ci ñoom waaye nag booy bind ci tubaab doo mën a bind juróomi dëkk parce que dañ naan juróom nga ñu ñaan waaw te dalax bi li ko indi ngi gis paate la ñu defar ngi gis la ñu defal ba pare bindaat ci programme bi ngi gis paate man leen dindi leen faase leen ba mu set bind leen dalax loolu ko indi kon nag loolu la amoon lu may wax di leen sant maa ngi gërëm niti Kajoor yëpp Kajoor nag dafa am ñu nekk fii am ñu newul fii nekk Dakar te kenn mënul leen ci yoon ñooñu nag bu ñu toogee nañ leen sant gërëm leen
parce que lu ñuy def ñu ngi jóg di def ay xale lañu ak ay mag mënuma leen tudd ñoom ñëpp dëkk yi ngay gis yëpp xale yi def nañu ay association Makassar Ndaween Toubakan ñoom ñëpp def nañu ay programme Sinlay Kan ñëw di gisee ak man di waxtaan ak man te loolu yëpp dañ koy jël en charge parce que xam nañu ñoom itam li ñu bëgg lii rek moo tax ñu dem ba ci njas gi def nañu association